askanu Almadies Kër Massar naka la ñu dundee ak wàllu mbënd mi askanu Almadies Kër Massar wàllu sécurité naka la demee jigéen ñi ndax ñu ngi jot ay financement yoo xam ne ngi bàyyee ko ci gouvernement bi ndax bu ñu feebaree ñu ngi faj kon laaj yi ak yeneen laaj incha allah rabbi moom la ñu fas yéene waxtaan ak ñi nga xam ne nekk ci plateau bi maa ngi fi nekk ak soxna Asi Ndiaye moom moo jiite jigéen yi nekk fii ci Almadies di wax tey ci seen tur soxna Asi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydina bu baax di wax bisimilahi rahmaani rahim a'uuzu billahi mina shaytaani rajim maa ngi leen di nuyu waa plateau bi yëpp di jëkkee suñu nuyoo nag suñu délégué de quartier di nuyu suñuy kilifa di nuyu suñuy mage koñ ñoom maire Aji maire Lo mi toog ak ñoom maire Fall ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax ñun lañ gis ci kanam waaye mag ñi ñoo nekk suñu gannaaw. jërëjëf soxna Asi Ndiaye maa ngi nekk aussi ki nga xam ne Abdoulaye Diouf notable la ci quartier bi en même temps aussi jiite association bi ñu naan le bon voisin sëñ Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydina Omar di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñaan yàlla suñu borom suma kàddu gi di jóg yàlla na fekk ñëpp ci jàmm di jiital suma nuyoo maanaam suñu délégué de quartier di Ndiaye di ci teg notable yëpp di nuyu itam groupe Bon Voisin di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Abdoulaye Diouf ñu ngi fi nekk aussi ki nga xam ne moo di Alassane Ndiaye moom moo di délégué de quartier bu Almadies Kër Massar Alassane Ndiaye ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw Seydina Omar jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa quartier Almadies Kër Massar tàmbalee ko ci imam yi ci notable yi ci dëkkandoo yi ci am di jàmm yi bàyyiwuma kenn ñëpp tudd naa leen maa ngi nuyu ñëpp au passage aussi ma nuyu walla waa groupe Walfadjri mi nga xam ne ñoo ñu jox opportunité boo xam ne dinañu war a mën a toog génn suñuy mébét génn suñuy métit ak lépp loo xam ne carte bi soxla na ko waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom laay tàmbalee ci nuyoo bi le temps que ñu développé sujet bi nga xam ne moo ñu fi tax a jóg. justement sama première question sax si yow la jëm délégué ndaxte dama nekk ci benn quartier boo xam ne nii daanaka dafa nekk ci biir Kër Massar ñu tuddee ko Almadies nag bu ñu ko tuddee rek suñu xel dafay daal di jëm ci Almadies bi nekk Dakar ndax mën nañoo xam lan moo leen inspiré ba ngeen tuddee quartier bi Almadies avant dañ ñëw ci lu tax ñu créé ko. waaw Seydina Omar dinaa sawar trop ci tontu boobu parce que damay yàgg gis ne parfois ay mbir yu ñuy toog suñu ne Almadies la ñu tudd déjà ñoom ak Almadies ñoom mooy signifier le joyau loo xam ne lu rafet lu taaru la bu tur bi mu ngi jógee ci def na Almahdi mooy tur cosaan bi mooy bële na le donc Almadies ñun ni ñu koy jàppee mooy lu taaru lu am jëmm lu am daraja ñun gis nañ ne ñi fi nekk wax dëgg yàlla ñu am Pastef lañu ñu bëgg lu baax lañu donc pourquoi pas ñu toog ñu tuddee suñu quartier Almadies parce que Almadies bële je pense que dafa démarré woon ak ay tool ay chantier et tout ce qui s'ensuit donc ba mu dem tey nekk loo xam ne macha allah ñëpp koy di jël référence loolu tax na ñun ñu am inspiration boobu bu ma la ceeg moo ci dolli xale dafay gis ay xale ñu daan toog di ko fooyee ay mag romb ko for ko ñu ne xale yi ñoo toog ne fii tudd Almadies la tudd kon nag nañ ko jox tur boobu ñu ñaan yàlla na ko yàlla barke maanaam inspiration foofu la jóge daal ndax dañuy wax ci historique du quartier bi waaw quartier bi ñu ngi ko extraire ci benn titre foncier bu ñuy wax 12894 DP domaine de Pikine donc 12894 boobu mu ngi englobé cité gendarmerie Petrosen ak centre traditionnel yëpp ci la bokk mais ñun li nga xam ne moo doon 14 hectares moom lañ jël ñu séddale ko ñun ñu am ci 6 hectares 6 hectares yi nga xam ne moom la Almadies Kër Massar constitué mu ngi nekk 268 maisons muy varié entre 150 mètres carrés ak 225 mètres carrés loolu mooy constitué Almadies Kër Massar. 268 maisons ñoo fi nekk ñoo fi yeewu. ci wàllu waaso ñoom ñoo fi nekk. waaw fii ñoo ko constitué quoi tu veux dire. waaw ñi ko constitué de maanaam ci. xeet ci wàllu xeet. mën naa ne xeet yi parce que mënu ma ko lim. parce que xam nga quartier Almadies Kër Massar mën nañu ko tuddee quartier doxandéem. doxandéem mooy lan dañ fi dox daje. kenn ku ne dafa ñëw kii ku ne jóge boor bu ne ñu daje fi donc ba ñu demee ba nga xam ne war nañu constituer quartier bi mu am ay notable yu baax yu fi toog
def benn réunion def rassemblement gis na kat jot nañu taxawal quartier bi loolu mooy li nga xam ne moom lañ mën tontu ci question parce que mënoo xam déjà exactement yan waasu ñoo fi ñëw mën nañ jàpp na waasu yëpp a ngi fi la. justement mu nekk benn quartier boo xam ni bien que créé woon ngeen ko mais ci gis-gis ni ci biir rafet na waaye doon na ay jafe-jafe Diouf ndax mën nañu dellu soit yenn jafe-jafe yoo xam ne yéen en tant que population bu Almadies Kër Massar yéen a ko dund. waaw Serigne loolu moom pour tontu li mu jafe parce que sancaan bu nekk dafay am problème bon dafay am difficulté am ay jafe-jafe problème yi bëri na comme ni ñu ko waxee woon rek il faut dañ koy lister maanaam bu ci gën a am solo mooy problème bi mooy nekk suñu maanaam suñu problème boo xam ne moo gën a grave lépp parce que inondation bi dafa impacté maanaam ñaari quartier mais ñun daf ñu laal boo xam ne beneen affaire la kooku bokk na ci problème bi mooy problème boo xam ne de toutes les manières war nañ fexe le tout pour éradiquer ko pour ñu jeex pour le bon deuxième problème encore quartier bi y a des problèmes d'infrastructure bon mën nañ ci tuddee infrastructure sanitaire kooku amuñ ko amuñ hôpital amuñ case de santé amuñ dispensaire amuñ école amuñ dara même problème bu route sax ça pose problème waaw route boo xam ne mën nañu génne yóbbu ñu à Kër Massar déjà am na benn route boo xam ne qui est contigue comment dire bon fii suñu ginnaaw kooku normalement su route boobu baaxoon nous n'avons pas de problème pour accéder comment dire à Safco mais route boobu ko bon ko aussi tam problème la deuxième problème bi encore la route n'est-ce pas qui provient comment dire de la route nationale di génne croisement Tivaouane Peulh c'est une route latéritique mais route bi baaxul dégg nga à chaque instant bon y a des problèmes maanaam route boobu normalement bon suñ ko goudronné woon rek kon dugg fi y aura pas de problème kon clando bi dina bon les clando bi si sawar bi dugg si mais malheureusement route boobu aussi problème la troisième problème de sécurité kooku ñëpp na ko xam fii man maintes fois wàcc na ay 19 heures ay femmes lay taxaw bon gis ñu taxaw fii suñu gisee benn góor bu kii après ñu ànd ak moom te y a des agressions kooku aussi sam war nañ ci jóg dégg nga bon troisième bon quatrième problème bi doomu aadama fu muy dund fu ne jaamukatu yàlla bon jaamukaay yàlla war na fa am nañ ko naam mais ñun boo xam ne moom moo ñu concerné ñun amuñ ko maanaam boo am nañ ko sax mais yeggul dégg nga loolu tam problème la bon problème yi daal pour te dire que moom bëri na moom carrément. justement par rapport à sa délégué ñaxul aussi daf nekk ay démarches surtout problème inondation parce que aussi ñi ko xam nañ ne dëkk ndox moom dafa doon loo xam lu jafe la surtout ba mu duggee ci sànq gis naa ay kër yoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mu doon loo xam ne affaire bu grave la loolu en tant que autorité nekk ci biir gox bi ndax mën nañoo xam yan démarche ngeen ci entreprendre pour que vraiment état bi mën koo saafara. jërëjëf Seydina Omar benn wax ji lay wax te boo ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu damay rejoindre li monsieur Diouf wax léegi lu jëm ci mbirum mbënd mi parce que mbënd bi defe naa ne instant bi ñëpp gisal nañ ko seen bopp xëy na ren taw bi dépassé na adduna bi yëpp ñëpp gis nañ ne actuellement fu ne xew na fa waaye je pense que li xew Almadies Kër Massar defe naa c'est un cas spécial nit ñaa ngi dund ci biir ndox mi nit ñaa ngi patauger ci biir ndox mi am na insécurité boo xam ne mu ngi ci parce que déjà bari na fi jigéen ñoo xam ne daal nañ fi ci ndox mi mais nag terewul aussi def nañ ci ay démarches ba nga xam ne état bi ñëw na fi yabal bi sapeurs-pompiers ñu ñëwoon fi doon fi def kii di manque ndox mi mais c'est pas suffisant ndox bi ba tey mu ngi fi parce que peut-être c'est un travail inachevé dañu ñëw commencé woon ko malheureusement eggalewuñu ko li tax eggalewuñu ko nag vraiment c'est une question qu'on se pose tous waaw daf ñu xaw a jaaxal parce que boo ñëwee di régler problème régler ko à moitié je pense que amul solo quartier bi nag wax dëgg yàlla mobiliser nañu mais quartier bi am na loo xam ne fa la ñu mën a yem nañ aussi ndimbal na ca fekkal loxol borom waaye ñun nag jóg nañu wax dëgg yàlla def nañ ci liñ ci war a def
vraiment c'est quelque chose boo xam ne. parce que loolu aussi dafay rejoindre insécurité bu mu wax parce que des fois da ngay jékki-jékki dem ci ay kër yoo xam dafa am barax te dégg naa sax ci barax yooyu dafa am ay reptiles ci biir loo xam ne dangereux quoi ci population bi. waaw donc tout récemment rek signalé nañ ko am na reptiles yu nekk ci ndox mi te loolu danger la bu ñu wax insécurité peut-être xel dina dem ci agression wu leneen mais insécurité dafa bëri facteur yu mu laal lu mel noonu par exemple à côté ndox mi nga xam ne mooy stagné ci yenn zones yi loolu ci problème insécurité la bokk donc je pense que loolu vraiment ñu ngi yëkkati suñu loxo di jooy boo xam ne peut-être fañ ko war a jooyee pour ñu mën a fexe daal vraiment nu ñu mën a saafara li une bonne fois. dinaa dellu si waat ci yow tuuti par rapport à ça soxna Asi yaa jiite jigéen ñi ci Almadies wala nga bokk si ñi nga xam ne jiite jigéen ñi fii ci Almadies Kër Massar ku ne jigéen nag suñu xel dafay daal di jëm ci problème yu bëri muy jëm ci problème mu santé muy jëm ci problème mu marché yëpp daal parce que yéen a njaboot quoi tey jii bu fekkoonte ne amoon nga occasion jàkkaarloo président de la République nga war koy ñaan par rapport ak la nga xam yéen en tant que jigéen ba ngeen ko seen quartier bi lay wax. Seydina dañ lay sant parce que dafa bari woon lu nekkoon suñu xol bu baax ñu yàgg koo bëgg a jooytu te amuñu ko kon boo ñu mayee sens boobu dañ lay sant bu baax di la gërëm samay kàddu dama koy jubal direct ci président ndax dañoo am lu ñu metti loolu am lu ñu ñor ñun jigéen ñi Kër Massar ñu li ñu jaaxal ak monsieur le maire ñu ngi koy nuyu bu baax waaye ñu ngi yóbbu suñuy kàddu yi bu baax ci moom nag di ko laaj ndax daf ñoo fàtte wala dafa xàmmeetul Almadies Kër Massar wala déet ndax ñun dañoo nekk ay jigéen di dund fi di fi dund anam yu metti Seydina ku ne jigéen xam nga ne jigéen lu njëkk ci moom mooy wér tey fii amul case de santé amul hôpital ñu ne déete waay fii ku fi xale bu fii sa papa fayalul école privée sa doom du jàng ku fi sa papa fayalul école privée tey sa doom du jàng ndax amuñ école ñu ne déedéet ñun jigéen Kër Massar amuñ marché ñun suñ xëyee marché Kër Massar la ñuy duggee ji yoon bii nag ñuy wax man ci laay mujjee parce que moo doon lu gën a metti fii sëy naa ku ne jigéen xam nga ne day ëmb di wasin fii ku fi mattu da ngay dox ba croisement Tivaouane Peulh soo nga am lu la yóbbu fa ngay accoucher metti na yàggul dara fii am nañ malade digg bëccëgu dara kàmm dañ ko boot génne ko dox ak moom ba croisement ba mu nekk fi lu daw yaram Seydina ku xam ku dégg loolu xam nga ne lu metti la te troisième âge bi ñu ngi fii ci quartier bi ku xam troisième âge xam ne mënul dox Almadies Kër Massar la ñuy toll yëpp amul benn case de santé wala sax poste de santé amul dara te troisième âge baa ngi fi suñu mag ñaa ngi fi daanu feebar yéen ko yóbbu Kër Massar dañ koy boot biñ koy génne quartier bi gis nañ loolu seen bët mu ngi nii mu doon lu metti nag doon lu daw yaram barki Dembo Ndiaye lañ dem naan monsieur na dem naan délégué ndax mu doo ñu dimbale sax bu doon benn kalandoo ndax kaa yu metti yi ñuy dund fii mu fees loolu suñu xool xamuñ dañoo fàtte xamuñ dañoo xamul Almadies Kër Massar xamuñ nu mu demee bu fekkente ne xamuñ ko tey ñoo ngi nii tey feeñ nañ su dee dañ ñoo fàtte ñu ngi fàttaliku suñu bopp ñu ñëw jàppale ñu ku ñu jàppale su monsieur le maire bu ñu jàppalee jàppale na ay jigéenam bu ñu jàppalee jàppale na ay sëram bu ñu jàppalee jàppale na ay kilifa yi fi nekk doon ay kilifaam ndax nag soriwuñu mu ngi fii ci Alaaji Paate dëkk ak ñun nag si dëkk bi gën ñoo xam dëkk bi keroog ba mu fi ñëwee dafa gaare fële otom dafa dox kon xam na bu baax li may wax li nekk fii waaw ba si kanam. maanaam ñëw na fii maanaam monsieur le maire ñëw na fii am na lu mu leen digoon. waaw wàllu ndox mi. waaw ñëw na fii est-ce que am na lu mu ci def. waaw am te ngeen ci bët yéen. waaw monsieur le maire sur monsieur le maire keroog dafa taal otoom biñ ko woowee ci ndox mi fii. ndox mi góor ñaa ngi koy jooytu waaye ñun ñoo gën a sonn Seydina ci ndox mi. ndaxte tey jii dafa taal otoom ñëw ba fii keroog ba mu wàccee dafa dox ba fii ne lii danaa ci jàpp lu ma mën. boobu ba tey na gisuñ ko déggaatuñ ko mën naa am nag daa fàtte waaye bu fàttee la ma la waxoon rek ñu ngi fàttali ko suñu bopp ñun nag balaa ñoo tibb ay ceeb di ñu may dajale ay yére di ñu may nu ñu dimbale si bi muy teel dimbal da nga koy jox sa borom ba mu soxlaa soxlawuñ ceeb ak yére ku ñu fi dindil ndox mi may ñu yoon ndax cité gendarmerie ngi nii suñu wet Safco baa ngi nii fii yëpp Parcelles Assainies yi mu ngi nii kon tey ñun defal ñu yoon yomb na ndax ku nee jigéen xam ne dafa bëgg sutura ci boppam nañ ñu defal yoon dindil ñu fi ndox mi ndax góor ñi tey ñu ngi xeex si ndox mi bàyyi ñoo xale yi fii ci koñ bi li fiy yëngu mu ngi yëngatu fii ci digg koñ bi jaaxal ñu lool nag yéem ñu lan moo fi yëngatu. ah xamuñ lan la taal nañ lakk nañ def nañ lu nekk daa nekk ci biir ndox mi dafa nekk ci biir ndox mi di yëngatu ndax ndox mi nag dafay yàgg de Seydina waaw te ndox ba courant bi mu ngi nekk si digg ndox mi te góor ñi dañuy xëy dem kuñ fi bàyyi jigéen ñi ak xale yi
Seydina boo xëyee di dox pour dem marché Kër Massar dangay am problème parce que li ngay xalaat lu may fekk sama gannaaw te pourtant ñoo station bi ñu ngi nii buñ bëttee sax dem mairie te 2000 francs ngay jël kalandoo boo guddee soog a dugg ci quartier bi mu doon lu métt ligne 59 bii ñu indil 17 heures lay wàcc 17 heures waaw soo amul 2000 francs yoo duggee da ngay ñëw ba croisement nga toog fa di xaar ñoo àndal ñu mën a guru dugg te mais ñu ngi ci biir Kër Massar di fi yeewoo loolu ndax neex na ca xol ñun fu ñu bokk quartier gënul quartier kon nag kuy jàppale nag jigéen ñi Kër Massar ñun ñii si lañ bokk nag te dañuy voté nag ñun ñëpp nag ci wàllu jàppale bi macha allah dellu si Abdoulaye Diouf yow notable nga ci quartier bi ñàkkul ne problème yi am na yéen a ngi ciy dox ay jéego affaire bi mën a saafaru waaye dafa am benn problème boo xam ne dañu ma ko soufflé waaw parce que dañ ne ma quartier bi ni muy toll yëpp am na partie boo xam ne ni am nañu ndox moo xam dañ koy naan am na ñoo xam ne amuñu ndox moo xam dañ koy naan kon c'est-à-dire que daal fii ndox doom bu góor la fi daal passé ndox mu góor lu maam Alaaji Abdou Aziz doon wax rek les autorités ñun moom dañu foog ne ñun moom duñu dara maanaam boo ñun ay dañu la fàtte voilà dañu fàtte baat bi laa xaw a kii sax mooy def ñu ne boo ñun ay kii la ay xutumba lañ dégg nga maam Alaaji Abdou Aziz moom mën a wax loolu kon problème ndox problème bu fi nekk beneen affaire la addiction d'eau pratiquement mën nañ wax ne amu ko fi dégg nga am na ñoo xam ne branchement privé lañ def ay 150 000 lañ fay ay nangam xam nga bon léegi nag loolu moom mën na ma nekk loolu moom war nañ ñu ngi interpeller le président de la République interpeller encore le ministre n'est-ce pas comment dire de l'eau et de l'assainissement interpeller aussi les autorités comme le maire de Kër Massar su ko defee aussi ñu jàppale ñu parce que nag tubaab daf ne l'eau est indispensable à la vie maanaam ndox moom muy dund kon doomu aadama bi su fekkee amul ndox dundam mën nañ wax ne moom pratiquement dem fan voilà parce que doo mën a fóot doo mën a sangu doo mën a def dara bon et puis ñu ngi ci pandémie bon loolu aussi war nañ ko sóoraale waaw pour que bi daal séeri naa que ñun daal branchements sociaux maanaam amu fi ñun na kon mën nañu wax ne le quartier Almadies Kër Massar est mort de sa belle mort. mais attends parce que am na aussi benn ministre je pense que c'est le ministre du commerce Assome Diatta. waaw déggoon naa ne am na ay branchements yoo xam jot na ko fiy dugal peut-être daa daju fépp waaye am na loo xam jot na ko fiy dugal je pense bien. waaw mais ooy ma quartier bi dafa rëy kon une portion ñoom ñoo am dégg portion boobu noonu am mais ñeneen ñi ñoom aussi dañu sóoraale ñun ñu ngi fii fu ñu nekk fii mais pratiquement range bi dara amu fi dara amu fi rien comprendre voilà kon nag problème mu seen eau la maanaam seen eau ñu deful seen liggéey parce que même waroon raccord ñoo waroon raccorder dëkk seen eau ñoo ko waroon a raccorder parce que gouvernement boo gis continuité la comprendre nga bon ñoom seen bopp ñoo war a def le tout pour dimbale gox bi ñu mën a am ndox parce que ndox nee naa leen donc l'eau est indispensable à la vie voilà léegi mu dégg wax ji dafa mel ni que problème yi dafa bëri tey jii daa mel ni que Almadies Kër Massar ni ma doon wax sànq rek comme jafe-jafe yi bëri na vous avez am ngeen problème inondation problème infrastructure dafa posé wu problème sécurité dafa posé wu problème mu juma moom waxatuñ ko ba ci problème addiction d'eau yow en tant que délégué parce que yaa représente population bi yow yaay dem ci yenn réunion yi nga xam état bee koy woote ñàkkul yow am nga benn niveau d'information par rapport ak tous ces problèmes tey jii bu fekkente ne mën nga ñoo jox yenn information yoo xam ne peut-être xamuñu ko problème yi fan lañ ci gaay toll. waaw jërëjëf Seydina Omar damay tàmbale ci mbirum branchement sociaux yi muy projet boo xam ne peut-être le ministre Assome Diatta am na benn initiative bu mu fi jëloon demandé ko au niveau de la SDE pour ñu maye branchements sociaux mais yàlla dafa dogal ñun ak quartier périphérique yi kenn kuy dafa am quota bu mu la jox donc ñun mayoon nañu 30 mais malheureusement ci biir 30 yooyu dafa am loo xam ne Diouf wax na ko léegi mais dafa am information moo xam ne il faut ñu leeral ko li waral am na ñoo xam ne amaguñu parce que affaire bi ñaari phase la benn phase bi waa ONAS ñoo ko war a def ñoo war a dugal tuyaux yi suñu dugalee tuyau ba pare seen eau doogu ñëw branché
c'est-à-dire ñoom ils travaillent en symbiose mais bu fekkee ne kii comment ça s'appelle ONAS dugalagul ndox dugalagul seen tuyaux yi mënagum ñu accéder foofu am na ñoo xam ne may nañ leen ci liste bi parmi les 30 personnes am na ñoo xam may nañ leen mais malheureusement tuyau bi eggagul seen buntu kër. donc loolu defe naa ne loolu c'est bon à préciser parce que ñi tax loolu am ñu loolu donc ñun dañ koy joytu ba tey madame la ministre moom mi nga xam ne mooy chargé dossier boobu ñu jëm ñu càmbaral loolu ba xam nan la ñu mën a def ba loolu àgg ci ñëpp parce que bu àggul ci ñëpp ñoom xëy na duñ ko mën a am c'est très important donc mooy connexion ba entre Sen'Eau ak ONAS loolu daal def naa moo posé problème mais terewul loolu li mu am yëpp quartier bi ñi fi dëkk xar nañ seen tànk tubéy tooguñu benn yoon parce que wax xam nañ ne état c'est l'état c'est nous mënoon nañ toog ne nañu xaar état mais wax dëgg yàlla ñu ngi jóg suba ak bëccëg ngoon à tout moment dem nañ ba jël seen initiative pour def seen moyen bopp pour installer ndox waaye xëy na am na lu ko lu leen motiver ba ñu war a mën a xaar loolu mais ndox comme ni nga ko waxee l'eau est source de vie et de santé ndox fu mu amul dara mënu fa am waaw loolu daal ci problème ndox mi foofu mën naa la joxagum tegtal boobu que ça soit ASSOM que ça soit le ministre que ça soit comment ça s'appelle le ministre des infrastructures ñu ko ci interpellé parce que fi ñu toog ne am na ci xëy na représentant bi fi toog donc dina baax xëy na ñu eggee ko wax ji en tout cas on en a besoin on en a tellement besoin vraiment. pour le amul école bon je pense bien que aussi ñu ngi tudd problème moom marché mais est-ce que Almadies Kër Massar ba ngeen ko gars yi lotissé réservé nañ ay espace par rapport à ces trucs là maanaam parce que école aussi tey jii bu état aussi bu jëloon décision dafay dugal école ci quartier bi foofu ala ku daal mu laaj espace est-ce que foofu am na espace boo xam ne tey jii réservé nañ ko ba ñuy lotissé terrain bi comme quoi que ne fii buñ fi ñëw war nañ ko mën def école wala war nañ ko mën a def marché wala war nañ koy def ay barab yoo xam ne ay barab de loi sur le et cetera. exactement donc tout projet bu am bu ne su fekkee sopp nañ normes yi balaa ñuy allouer ay nit ay terrain war nañu préparer ay espace école espace dispensaire et tout ce qui s'ensuit pour ne citer que ces deux là donc loolu ci la bokk mais doomu aadama bu xasee bu dëkk souvent day fàtte loolu mais terewul ñu ma leen di signaler ne Almadies Kër Massar am na benn espace public bu nekk fii boo xam ne 64 mètres la sur quelque chose comme ça jàpp ma exactement dimension bi mais 64 mètres de long donc kooku espace vert la kooku c'est pour nous. am na ci beneen zone boo xam ne c'est une portion boo xam ne dañ ko prévoir pour marché mu ngi nekk ne à l'extrémité côté cité gendarmerie am na ñu fi dëkk ñu bëri yoo xam ne xamuñu ko waaye man en tant que délégué gëstu naa ko ba xam ko réyul nag ngeen am nañu benn portion boo xam ne mën nañu fa def marché. am na beneen partie bu nekk fële ci gannaaw benn 1 hectare bu nekk fële boo xam ne dañ ne woon dañ koy def ay cimetière d'accord maa ngi jégalu ci kàddu bu xëy na balaa ngay sóor ña dem ñu sóor ñu fi ne xaw ma nag ndax ni ma ko waxee noonu lam de maanaam ñi dund dañ leen lijjanti ku fi jóge na fi mu ngi ci mbiru suñu borom dépassé nañ ñun mais am na 1 hectare bu nekk fële boo xam ne nañ ko bëgg def cimetière ñun de pare nañu pour comme li projet bi génne daf ne cimetière mais ay boromi xel fi nekk ay boromi xam-xam quartier bi macha allah je touche du bois ay kilifa fi nekk ay responsable Almadies boobu ñuy wax dana jéggi ji Almadies bële bu soobee yàlla Almadies bii dana jéggi bële te kooku moom mu ngi suñu kanam yàlla ñu yàlla may ba ñu dund fekkee 1 hectare boobu daal bu ñu ko exploité def ay démarches seet noo xam ne nan la ñu war a mën a def parce que gis nañ fi lu ñu tuddee lii soppi ko lii benn exemple bu concret jàkk ji nekk ci ginnaaw benn jumaa ji noonu lee jàkkal dama benn bonne volonté moo jël ñaari 150 mètres carrés jumelé ko maye ko ñu def ko jàkk kon ki def loolu changer tur boobu pourquoi pas ñun aussi xam nga tuddatul kër mosquée la tuddlee pourquoi pas ñun terrain bi nga xam ne moo nekk fii mu bokk ci ñun war nañu mën def ay jéego 1 hectare mën nañ ci am école mën nañ ci am centre de santé mën nañ ci am infrastructure yu ñu bëgg loolu moom am na solo mais justement sax loolu ma posé par rapport ak seen jumaa ji fi ne jumaa ji apparemment dégg naa ba ñu ko fondation léegi ça fait maintenant presque 3 ans 4 ans jusqu'à présent mënut a fexe ba yegg lan moo ko gàllankoor waaw jumaa ji fi damay jox historique bi maanaam jumaa ji 600 mètres carrés waaw dama koy tënk rek 600 mètres carrés la am na document yi mu war a am yëpp am na sañ-sañu tabax parce que am carte terrain taxul nga am sañ-sañ tabax parce que am na luy manqué mais léegi war a am yëpp am na ko mais y a des partenaires yu fi ñëwoon ñoo xam ne ñoo jëloon seen initiative bopp ñoo démarché jox leen ay kayit yu leer ñu liggéey ba à un certain niveau ils ont un problème de financement tey nga may jox nag kenn mënu ko wax kenn ku liggéey ba mënatul day taxaw na nag léegi ñun ñu fi nekk bonne volonté
kon yaa mooy yàlla dafa am solo yàlla tere yàlla tere ku génn tey àdduna ñuy xalaat ban morgue lañ ko yóbbu loolu jar nañu bàyyi ci xel comme ñooñu gisatuñ leen ñëwatuñ ñu jël suñu initiative boobu eggale ko y a des bonnes volontés yu manifesté yu bëgg ko defar mais comme tout récemment am na décès bu fi amoon ñu koy ñaanal au passage parce que kuy dund di nga dee ki bokkoon ci ñun deful lu tax yàlla jëlee ko donc loolu dama ko ciy dool rek parce que ci la bokk donc moo taxoon ñu xaw a sursoir tuuti affaire mais bëgg nañu fan yi daal ñu jël initiative jéem a toog waxtaan manifester waaw ni ñu koy saafara soxna Asi xam nga jigéen aussi bu ñu ko waxee yaa ngi tudd sànq problème mu santé mais aussi jigéen aussi dañ ko xam ci yëngu-yëngu parce que tey jii bu ñu waxante dëgg aussi kër yi léegi daanaka sax boo xoolee boo jigéen ña ko yor da nga leen di fekk ci marché yi ñuy taaba des fois may jékki-jékki ay dégg ay financement yoo xam ne ministère de la famille da koy joxe wala waa DER di ko joxe yéen en tant que jigéen est-ce que yéen a ngi bénéficié wu ci financement yooyu. Seydina kontaan naa bu baax su ma la nee damay dem ba damay am gàcce sax doo ma gëm ndax dañoo yore mbootaay boo xam yu mag maa ngi meerloo mii ku nekk la nga topp si yow si ay xale mën na téeméeri nit ak nangam macha allah Seydina financement yooyu xam nga ne dégg lañ ci am ñun jigéen ñi Kër Massar ñun dégg lañ ci am. dégg lañ ci am kenn du yëkkati sa loxo taxaw ne mas na financé naa leen wala maa ngi leen di jéem a financé mu doon lu metti Seydina ñu ngi def démarche tey koo dem si moom sax barki démb nday asuñ faal mi xam na ci dara démb sax lañ mujjee barki démb lañ mujjee toog di ci waxtaan si loxo Kayre mais la jaar ndax ministre Assome Diatta ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que avant muy nekk ministre dafa ñëwoon ci ñun suñu mbootaay seet si ñun yëkkati la dooleem am may ñu ko xeebaluñ ko keroog luñ njëkk a jooytu mooy yoon mu ne bu soobee yàlla naa leen fi indil ligne est-ce que xam nga ne benn ligne lañ am muy 59 su bu ko neexoon tey jii fii kuy génn da ngay dox ba furi wala nga lebi 2000 yu la génne xam nga ne metti na mu indil ñu 59 bi ñu ngi ko si sant di ko gërëm waaye ba mu nekkee ministre ba tey dañoo gisanteetul ak moom ñu ngi jéem a ñaan nag pour gisanteeg moom comme que nag wax dëgg yàlla seet si woon nañu non tëjaluñu parce que corona bi daal la ñu expliquer xam nga corona bi fi nekk nii moom koo wax moo ñu téye secrétaire am moom la ñu wax ne moom daal nañ bàyyi ba corona bi jeex te ñun nag ministre Assome Diatta moom la ñuy tiitaroo parce que fu ngeen dëkk Almadies Kër Massar fa ministre ba dëkk waroon nañu mën a passé fii Seydina suñ waxantee dëgg nag kon yéen seen wax ji lu muy bari yëpp kon am ngeen ministre si dëkk bi am nañ ministre si dëkk bi nag te koy tiitaroo waaw waaye nag daa mel ni conseil ministre bi amul leen njëriñ lu bari waaw booba sax lañ ko jë gisanteeg moom dañu ko fal rek ñu fàtte leen quoi fàttewuñu xaj na daa nekk ci ay liggéey rek te xam naa xaj na Kër Massar ga ca biir xaj na ñooñu dañoo gën a kii rek waaye maa ngi koy xamal ne ko ñun duñ xuloo duñ xasse ñun suñuy électeur la ñuy yor te ku ñu jàppale ñu te xale yu am jom ñoo fi nekk nag ñu ñeme liggéey su ma la nee jigéen ñi 5 heures du matin la ñuy génn quartier bi dem di liggéey ji doo ma gëm 5 heures du matin ay xale yu ndaw yu am jom yu ñeme liggéey nag ñoo fi nekk gis nga ku ñu njëkk a fëgg dinañ la ubbil sa ñuy buntu nag jàppale la te ku ñu jàppale di nga yëg ne jàppale nañu. mais li ma la bëgg a laajte ci article mooy que quartier bi ak ñu mu toll yëpp tant que maa ko wax mais damay question bu ma njëkk a posé d'abord mooy que boo ñu bëggee di marché yaa ko bëgg si biir sànq. moom laa lay wax amul marché Seydina. mais non fekk naa est-ce que marché xaw ma marché la xaw ma du taabali kër yi la. waaw taabali kër yi ci biir kër yi la ñu ngi nii ñun su ma la nee dañuy dox fii nii dañuy jël 59 bi dem marché bu mag la ñuy duggee nga ni déedéet nee naa la jigéen ji ci duggee ba sa dépense di jeex soo amul loo paasee doo dugg ci koñ bi laa jël jigéen ñaa ngi nii 2000 francs ngay fay soog a mën a am talandoo bu la dugal sa ndugg fii ci koñ bi wala nga wàcc croisement ba dox ba fii ci koñ bi te pourtant ci jigéen ñi la ñuy bokk de te ma wax la ci gën li gën a neex nag élection ñëpp a xam fii ñëpp a fii ñëw fii xam nañ ko de xanaa dañoo dem fàtte waaye xam nañ ko. maa ngi tudd Assome Diatta. waaw Assome Diatta ñu Diatta la. waaw mais am nañ ko un maire. am nañ fi maire bi sax moo tax di wax. mais je veux dire que yéen seen maire. waaw lan la fi teg. man lan la fi teg loo xam ne nii yéen a ngi joxoon baaram fi ñu monsieur le maire moo ko fi. xanaa déggoo sama départ yi wax man ne est-ce que maire fàttewuñu est-ce que fàttewuñu parce que
damaa xamante ne doole ji maire bi am fii tey asom amu ko fi tey moo maire bu ko neexoon léegi tey wàcc fii ne fii marché la kenn du ci teg baat su ko neexoon léegi mu dugal fi hôpital ak maternité te kenn du ci teg baat maire moo am doole jooju ndax Macky Sall bu ko fiy teg kat pour ñuy jaar ci moom a tax ndax jotewuñ ca Macky tey moom la fi teg pour mu nekkal ko fi kon suñuy wax yëpp nag moom moo ñu ko tax di wax yëg nañ nag ay mbaax mbaaxam ci biir dëkk bi ndax dara du fi umpe alaaji paatee ngi nii ñuy séeranteer kon nag lu toj alaaji paate war naa mën na ñëw toj fii ndax nag jigéen la rek te fii ay mbokkam a fi nekk ak ay moroomam ak am di jàmmam ñu xam maire bi bu baax nag waaw ñu xam ko bu baax nag daa si dellu si waat parce que ñu ngi jëm problème assainissement par rapport ak projet yi nga xam daanaka état bi am na ko parce que dégg nañ état bi am na ay projet yoo xam ne ñu jëm ci wàllu assainissement foofu daa ci dellu si waat laaj ndax yéen di ngeen ci bénéficier waa am dit waaye ndem jàkkaarloo askan lañu wax léegi li ñu def mooy jël kàddu gi delawaat ko ci askan bi su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi. askan bi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. maa ngi nuyu sama kilifa yi fi nekk ñëpp mën naa ne jotaay bi bokk naa ci ñi fi gën a nekk xale mais comme ni ko ñuy waxee rek phase bii ñu toll dañoo dépassé fu ñuy négocier wala fu ñuy neexalee quoi que ce soit ak ndombal tànk bu la waay mu la jox fii ñi fi falu yëpp ñun ñoo leen fal te askan bi moo leen fi teg problème yi ñuy dund ñu wax ko ñu ñàkk koo wax dafa metti imagine poste courant boo xamante ne ci biir ndox la nekk sapeur leen tax a daw loolu la c'est parce que poste courant bi ndox da koo wër moo tax ba ñëwee débarrasser seen fil yëpp yóbbu moo tax ndox mi instant bi dafa sonal nit ñi non seulement ku fi koo xamante ne dëkk ak jigéen boo dee jeune da ngay tiit fii boo fiy dëkk amul benn sécurité boo toogee sa téléphone da nga koy yor parce que bu jigéen génnee boo ko jëli jiwul si problème ngay dëkk benn man du ma ne ministre parce que dama naan soi-disant ministre bi fi nekk Aminata Assome Sow Diatta xam nga moom mi fi nekk boo xamante ni ba mu soxlaa nit ñi da doon wàcc sur le terrain à l'instant que nous sommes kenn tegatu ko bët kenn gisatu ko Moustapha Mbengue xam nañ ko bu baax maire xam na ko bu baax bu seetaanee émission bi dina xam ñiy wax ñan la fii la ñëw mu ne bu situation bi réglé wul yuuxu leen nit ñi dégg leen moom moo ñu ko conseillé kon loolu dañ koy wax xam nga j'adresse directement aussi bu ma jógee foofu à monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement monsieur Serigne Mbaye Thiam moom si boppam la ñuy adressé li ñuy dund nii peut-être bu fi ñëwoon ba teg fi tànkam yow moom dina daw parce que ñoom instant bi bu ñu taawoon tamit am nañ téeméeri kër ak juróom benn yu ñu mën a dëkk ñoom ak seen i mbokk fii tamit nañ xam ne ay nit a fi nekk te ñoo ngi sonn fii bu fi góor ñu jóge imagine toi ay kër yu nekk fii yoo xam ne bu guddi jotee ci yeneen kër jàmbur la ñuy fanaan ndax am loo xam ne day yëngu ci ay barax di yëngu ci ay ndox loolu c'est anormal duñ ko may kenn te bu ñu bàyyee nag ba élection jot wala campagne jot ñu fiy dëgg seen tànk dinañ xam ni ñu koy jàmbaarleel dañoo sonn nañ jéem a def le tout ñu xool ni ñuy dund lan la. asalaamaaleykum mbooloo mi man maay maire Lo Aïda Lo présidente des femmes de Almadies Kër Massar maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ku nekk sa tur ak sa sant man nag sama participation mi ngi jëm ci BNA ordure ménagère ndax ñun ay jigéen lañu dañuy génne mbalit mi yi génne bu amee ñetti fan nëb ci kër yi mënuñoo bokk lu yore ay nëboon boole ko ci biir kër amuñu oto mbalit bi fi nekk oto mbalit cité gendarmerie la dañuy diri seen mbalit di fii di ko yóbbu balaa ñoo yegg à plus de 100 mètres oto ba daw wàcc leen nga jël ordure boobu dugalaat ko ci biir kër yi di xaar beneen semaine wala yeneen 4 jours ordure buy ñëw loolu metti na ci jigéen ñi ñun ñoo ngi sollicité benn à ordure bu Almadies Kër Massar loolu ñun jigéen ñi soxal nañu bu loolu passé waxi ndox mi moom ñëpp la metti assainissement la ñu soxlo mu génneel ndox mi ci biir dëkk bi ndoxu taw bi mu génnee ko génneel ñu ndox usé yi ci biir kër yi ndax foo tuur service d'hygiène ñoo marqué la kon ndox yooyu ci biir kër gi fu ñu tuur ñu marqué dañoo war a defar assainissement ndox yi ci biir kër yi mën a génn bu ko defee fosse septique yi mën a génn Almadies Kër Massar wuyu turam nekk Almadies Kër Massar maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant waaw jërëjëf. man de li ma bëggoon a njëkkee rek mooy lancer alerte par rapport ak sànq Seydina Omar am na question bu mu posé délégué ci infrastructure parce que bi ñuy lotissé quartier bi bien ni ko délégué waxee noonu la amee am nañ benn 1 hectare fële am nañ tamit ay chute yu fi des te jaaykatu suuf yi gaaw nañ gaawaay boo xamante ni buñ ci jógul taxaw ci def ci liñ ci bëgg a def dinañ ko jaay benn ñaareel ba problème mu inondation yi il faut ñu interpeller le chef de l'État parce que moom moo déplacé woon ñëw Camille Basse wax ko moom moo ne woon 3 phases le programme mu PACASEN am première phase bi moo nekkoon zone de recasement ba Kër Massar village
deuxième phase bi Almadi la Alaaji Paate dem ba Kamil Baas loolu moom moo ko wax kon yaakaar naa ni loolu bu fekkee ni la mu waxoon dik ko waa Kër Massar def na ko jàpp naa ni dina problème inondation dina jeex ndax bi maire ñëwee ci ëllëg sa defe naa la ñu interpellé monsieur Diouf mi ne ko commandant bi dina fi ñëw préfet woo na ko gouverneur woo na ko même le chef de cabinet du ministre woo na ko kon defe naa ñun li ñu ci war a def ni ko journaliste bi posé sànq li ñu ci war a def nañ ko bi ñu soxlaa infrastructure sanitaire comme ni ko madame waxee léegi dañ leen a interpellé ñoom waa mairie bi ñu déplacé wu def comité ñu ànd ak délégué maire Lo mii mu ngi woon si comité bi ñu ànd dem wan leen li ñu fi am ci terre parce que bu ñu ko deful keneen dana jaar ci suuf jaay ko parce que gis nañ ay espace yoo xamante ni ñu ngi koy utiliser te xamuñu woon ne espace yooyu si ñun la bokk wala xamuñu nan la demee kon loolu dañ ciy lancé interpellé ci le maire interpellé ci le président de la république xamal leen ni programme bi ñu waxante woon ba bind ko ba joxe ko loolu ñoom war nañ caa taxaw réaliser ko parce que toll nañ ci jërëjëf. li may wax mooy mbéju kanam boroom a koy fajal boppam. ce que mon jeune frère Ibrahima a dit tout à l'heure am na loo xam ne ñun rek ñoo ko mën a régler suñu bopp ni ñu koy régler mooy ñu bokk ndey bokk bàyyi boole suñu ay force parce que li fi bàyyi ndox mi sapeur pompier yi ñëw ba fii débarrassé seen raakool dem seen yoon gis nañ fi lu leen jaaxal li leen jaaxal nag état moo ko fi mën a jëlee pour état jëlee ko fi nag il faut que ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi bokk benn kaddu pour état mën ñu jox cër mën fi jëlee ndox mi parce que état continuité la ndox mi fi nekk man sama yaram day daw léeg-léeg damay doxal ba fii di xool ndox mi di dégg ay bruit bi dafa nekk kenn xamu ko ñëpp la ump te suñu ay doom ñoo fi nekk comme ni ko madame ni ko soxna si waxee léegi ñun dañuy xëy dem liggéey ay góor lañu mais ñoom ñoo fi nekk ak suñu le temps que situation fi am nag bañ ñu avertir ñuy ñëw da fekk mu jéggi dayoo kon nañ jóg balay teel ñu boole suñu ay kaddu ñu bokk ndey bokk bàyyi fexe ndox mi jóg fi fexe assainissement ñëw fi fexe vraiment suyoo si fa ñu réglé ko parce que ndox mooy nit parce que kër boo amul ndox moom ak zéro parce que bu ñu amee ay dispensaire am ay école te inondation bi ne fi amuñu ay ndox moo ak zéro ñooy yem kon loolu mooy état essentiel bi mooy ñu régler ndox mi jóge fi ñu fexe vraiment suyoo ñu jot ci ñu fexe également li nga xam ne moo lañu fi wax léegi ci dispensaire ak école yi ñu soog jóg loolu ñoo ci koñ bi loolu mooy natal koñ asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa leen nuyu ñëpp di leen sant di nuyu groupe waa Walfadjri bii fi ñëw ngir xool suñu naqaru xol lu ñu metti suñu xol waaw ndax wax dëgg fa yàlla jigéen ñi ñoo yor kër yi te jigéen ñi sonn nañu lool tey ji ku fi amul frigo di nga sonn ndax amuñu marché bu ñu duggee amu fi table yi fa nekk mënul dara boo demee marché bu ñu la jaayee benn yaboy 200 bu ñëw ci marché bi 500 la koy jaayee amul dara la amul waaw dara amu fi te ñii di wax tey inondation ñee ñoo ngi jooy waa Mbourkat ñoo ngi jooy kër yu ñu daaneel waa Tivaouane Peulh di jooy kër yu ñu daaneel ñun ñuy jooy ndox ndax ndox bii buñ ci jógul suñu biir kër yi la jëm day raam ci biir kër yi la amul fay de day raam ndax bi ndox mi ñëwee ñëw na ba suñu ginnaaw kër yi te nim ñu signalé noonu buñ ko dindiwulee déwoon suñu biir kër yi bi la jëm te dañoo yor ay doom. Marcelin Coly laa tudd dëkk ci quartier bi Almadies Kër Massar kon nag sama wax ci ñaar point la xam nga Seydina daa waxoon sànq ñu bañ a répété wu mais fii il faut ñu répété wu lu tax ñu répété wu parce que ay problème ngandum problème ñoo fi ne mooy inondation yi tey il faut ñu expliquer ko nekkuñu ay technicien mais lu fi xew même boo jàngulee mën nga ko expliquer sapeur yi ñoo ñëwoon ñu gas fu ñu installé seen machine am nga fii am na fu wàcc donc Almadies Kër Massar day daw ñëw ba benn côté bu wàcc boobu dafa mel ni benn bassin bu naturel léegi foofu la ñëw installé seen machine gas ko ba jot napp bi ñoom ñoo gën a créé problème bi léegi dañ jot napp bi ñu dindi seen machine demb léegi ndox bi day ball instant yi système teen lay fonctionné loolu même boo jàngulee war nga mën a comprendre kon li ñu bëgg mooy na sapeur yi ñëwaat na autorité yi ñëwaat dindi ndox boobu d'abord ñu fermer trou boobu ñu créé loolu mooy inondation nañ ko réglé waaw nañ ko réglé deuxième point mooy addiction ndox yi mooy ndox naan il faut ñu am addiction léegi ñu ngi interpellé madame le ministre moo doon dimbale nit ñi nañ dimbale at ndox bi dugg si waaw mun naa ko lakkal joola sa dégg jool na ko dégg asom a jata woli ko paali won ɓe lay wol kakkinu mbaɓe Almadies Kër Massar asom jata ngar loli melamal ba rana je marsalen ko ka sankeni di kara sakal kana tout melamal robinet ba lu ran melam wala ngombe safu mi tout merci beaucoup. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp man Moustapha Thiaw laa tudd dëkk fii nekk fii cité Enda ndox mi ngeen di wax man maay capital ndox mi si biir ndox mi laa dëkk ndox maa ngi ma wër comme yéen ay jooy ndox mi ngeen xam ne egseegul si yéen te ndox man ma dëkk si biir ndox mi
dama xam ne nag lii ngeen di def nii dëgg rek mooy dëgg àndandoo mooy dëgg yàlla na yàlla barkeel li ba lépp lu ñuy bëgg rek yàlla sottal ko ndax ndox mi ñun ci la ñu nekk nii fi mu ne nii te wax nañ benn pël ma sama wax ne kër gii nga nekk nii am na lu fa yëngatu ma sans fi gis jaan ju mag mooy kër gii ñu baale nii booba damay soog a toxu si sama biir kër rek lay naa fa jaan sama soxna day génn benn bool fekk jaan lemu si teg nañ ko fii luy ay fan bi mu nekk fi am nañu ko gis fii waaw cité Enda moo ñu jaay te li ma gën a naqari mooy Enda moo ñu jaay cité bi te ba ndox mi ñëwee ba léegi taxawuñu fi loolu rafetul nit ki soo ko jaayee terrain mu am problème bu doon dara sax war nga faa taxaw maskaloo ne ko lii la yàlla nattu nañu muñ rek yàlla dina ko sottal mais dara amu si kon nag seen taxawaay bi rafet na seen jóof li ngeen taxawee rafet na chef de quartier rafet na yàlla yàlla sottal li ñu mébét lii daal laa amul lu may wax. Seydina Omar Ba ñoo ngi lay sant bu baax a baax ndax li ñëpp di jooy rek moom la ñuy jooy dañu bëgg nañu maire bi ñëw yëg ñu dimbali ñu xam ni ñoo ngi fii nag te nag dinañu soxla ci kanam dinañu soxla de ñoo ngi toog nag fi ñu toog wax dëgg a neex yàlla ministre bi li mu man ci dooleem mi ngi koy def ci jigéen ñi mais am na loo xam ni ñun duñ ko waxee dañu loolu du domaine am ndax bu ko commencé yëkkati sax mën nañ ko ci indil problème kon loolu domaine maire bi la maire bi dañoo bëgg nga xam ni Almadies Kër Massar ay nit a fi ne nag te nag nit ñu am ful la ñu am fayda ñoo fi nekk. ñun jigéen ñi nag li ñuy jooy bari na comme ni ko sama mbokk mee waxee ñun ku xam Kër Massar xam ne ñun jigéen ñi boolewuñu ci dara jigéen ñi projet yi génn Kër Massar amuñu ci financement yi génn Kër Massar amuñu ci te vraiment ñun ay jigéen battante ñoo fi nekk jigéen ñu gëm seen bopp jigéen ñoo xam dañuy teel a xëy du guddee wàcc dong ñoo nekk ci biir Almadies Kër Massar gi kon lu bon lu métti maire bu dee def ay financement war nañoo mën a gestu wax ñu xam ne ñun ñii ay jigéen na nekk fii te ay sëram ñoo fi nekk ay yaayam ñoo fi nekk ay dëkkandoom ñoo nekk fii kon ñun suñu Almadies Kër Massar soxla nañ financement calebasse yi ñuy monter cellules yi nañ ñu ñoo monter ñu calebasse bu dee kees am nañ kees te am nañ suñu xaalis boo xam bu ñu ñëwee bu ñu leen ko représenté ñu financé ñu calebasse nañ ñu financé calebasse ñu ko defee ñu ne ñu génn mën a suqal suñu gox ndax jigéen moo war a suqal gox te ñun jigéen ñi buñ ñu financé yàlla def nañu suqal suñu gox bii waaw loolu laa amoon lu may wax. en fait man mën naa ne maay principal conseiller ndax sama kër gi ndox ko wër depuis 2 ans ba mu fi taxusee ba léegi chaque année ndox mi daf may wër xale yi ñuy wax xale yi dañuy ñëw di sangu ci biir ndox mi et on parle de reptile poste courant nekk ci biir ndox mi imaginez bu amee masse wala reptile ñëw màtt fa xale wala dara damay dàq chaque jour maak xale yi chaque jour dàqante ndax dañuy ñëw di sangu ci biir ndox mi bu ñu nee branchement eau maa ngi dégg am ko wax fii ay 150 000 non bi ñu demee SDE ay 900 000 lañ ñuy laaj 1 million pour xëccool ñu ndox laajuñu ay 150 000 ba pare boo leen woowee dem fa déposer dossier woo leen ne leen kaa leen xoolal ma fu ngeen ma mën a gasal pour mu ñëw ñu ne la ndox maa nga fa ngay leen waaw ñu ne leen ko mënuñoo ñëw soxna si ndax ndox mi tant que jóge fa kenn mënul gas tuyoo et ils ont raison côté boobu léegi nag comme que mënuñu am dara ñun ndox mu ñu sangoog mu ñu naanee sax dañuy branché ay racole di pompe mel ni ku nekk village te nekk digg Dakar bu ñu si jàppalee ñu jël comme que SDE ne peut pas venir brancher parce que ndox mi moo ñu sonnal mënuñu am dara ndax ndox mi lépp la ñu xañ da ngay xëy ay dig ngay jéggi ak ay briques ay saako suuf pour génn sa kër pour dugg sa kër kalandoo yi ñuy wax 2000 francs ngay jël marché bu ñu jëlee kalandoo yi bu ñu ñëwee fee lañ ñuy wàcc ci bopp koñ ba ñu gàddu suñuy mbuus ak suñuy saako ndugg di jéggi ay suuf ak ay saako ay briques ba dégg suñu biir kër yi mu nekk lu métti nag loo xam ne ñu ngi siy jooytu képp koo xam ne am nga yërmande am nga pas-pas fii si koñ bi wala am nga fi autorité muy maire ak muy ministre ku mu munti doon yàlla bu la joxee benn autorité bi nga gestu ñu nekk sa ginnaaw parce que fii nag buñ nit soxlaa aussi gore nañ gore goo xam ne boo ñu soxlaa nañ ñëw taxaw la boo ñu taxawoo suñu métti bii leneen aussi poste courant bi c'est très dangereux parce que yow courant mënoo xam à tout moment bañ na ko ba mënuñu am poto lampe suñu côté boobu ndax mu ñu naan poste bee tax mënuñoo xëcc poto lampe yi donc quartier bi fépp leer na ba mu des ñun suñu ruq bi am ndox mi mi ngi am ay reptile ba pare leerut yow bay jéggi guddi doo xam foo jaar fajar ngay génn ànd ak sa doom mu war a dem école ngay jéggi ci ay ndox ba xale bi dem jàngi dafa métti. parce que 5 ans 6 ans ñu ngi fii di jooytu ndox ndox mooy nit Sénégal ñi nga xam ne ñoo ko ëmb ñun doomu Sénégal ñoo leen fal nit fa mu dëkk ña yore réew ma war na leen bàyyi xel ñu bàyyi affaire ségrégation tant que ñu ngi koy def du dox ñun li ñu am mooy sunu mairie ñun ñoo ko fal comme ni ngeen ko waxee nañu fexe mu indil ñu ndox jëlee fi li fi nekk ñun amuñu lu nu sunuy soxna ak sunuy doom tooguñu
nañ jàppale suñuy jigéen nañu jàppale suñu jigéen ndax li fi soxna si wax rafetul jigéen di wasin ñu koy bootee fii en 1 kilomètre dafa metti kon nañu fexe ñu defaral ñu tëli bi mu ñëw ñu am ndox jëlee fi ndox mi ngir yàlla bu ñuy defaraat leneen ñu door ko defar ay hôpital ak yeneen mais suñu santé daal nañ ko wax ba pare nañu fexe ñu defar ñu suñu santé defar ñu ndox bu ñuy naan di sangu toppatoo suñu koñ maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm. Seydina ñi ngi lay féliciter ñi nga xam ne émission bi ngay def émission citoyenne la nga fekk fi tamit ay citoyen donc nga fekk fi quartier boo xam ne dañoo organiser bu ñu sañoon dañu taxaw ci télé di wax suñu ay jafe-jafe mais communication Sénégal malheureusement dafa jëm ci wax ci télé pour que nit ñi xam say jàngoro lan la fëgg nañu buntu autorités yi am na ñoo xam ne ubbil nañu am na ñoo xam ne comme ni ñu ko waxee dañuy daw wala parfois sax ñàkk a xam lu ñu lay tontu dina tax duñu jël seen téléphone te loolu gënaluñu ñun dañu organiser wu au niveau du quartier ku ci nekk xëy na da nga jënd sa 150 mètres carrés tabaxal ko sa bopp mais état am na loo xam ne rôle am la moom moo ko war a def mooy suñu gisee ay jafe-jafe waruñu xaar sax ñu woo leen parce que ñëpp a xam ni ndox mi bu mu taawee fii dañu def ay démarches au niveau du quartier pour que sax am ñu ñëw xool si ko ba ñu am ñoo xamante ni ñëw nañ manque ko mais ñooñu bu ñu ñëwee ñoom xëy na seen ay per jëm rek lañ doon wut si mais bu ñu liggéey li ñuy liggéey bi si xaalis bi jeexee dañoo dem seen yoon te loolu état buy jógee fenn résultat dafa war a am mais fii plan Orsec bi dafa gën a indi problème que résultat